salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yëpp mbokk taalibe yëpp di leen surtout di leen masawu surtout ci coono gàmm gi comme dañ doon def à chaque fois si gàmm gi rencontre yi dialogue scientifique un islamologue un politologue ñu essaye jaxase temporalité du moins ak spiritualité à chaque fois ñu def question yi nga xam ne dafa am suspense c'est-à-dire que gars yi dañu am difficulté pour répondre que chaque jour ñu ci jokkoontoog suñu sëriñ bi muy sëriñ Murtada Ndiéguène voilà di ko leeral doomu aadama yi ak askan bi parce que c'est un scientifique parce que li ñuy def nii en un moment sax dina nekk contribution scientifique ñu accouché ko ci papier parce que day nekk question yoo xam ne ñun ñi sax ñi nga xam ne ay culture loolu dañuy am difficulté pour saisir ko moo tax à chaque fois bu ñu amee rencontre rek ak sëriñ bi dañ koy jéem a éclairer ci yoon woowu lañ nekk tey mu ñu indi ñu jotaay ñoom xawoon na yéex nag mais xam naa imprévu yi ñoo bari mais tey la ko yàlla dogaloon léegi sëñ bi maa ngi lay nuyu léegi di la bàyyi nga nuyu mbokku taalibe yi après ñu dugg ci biir waxtaan bi. waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. donc ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy suivre yëpp di ziar ñëpp di beral nuyoo tamit le docteur Ousseynou Ka tabarakallahu di politologue di internationaliste di spécialiste des relations internationales et des institutions internationales macha allah di tamit ku diine intéressé ndax at mu jot mu ñëw ñu toog waxtaan échanger ci wàllu situation internationale bi ak nationale bi ak les questions de l'heure ñu xool tamit ban vision la ci islam am fa tabarakallahu daaw ñu def ko mu am tamit benn portée internationale ndax amul benn milieu de réflexion wala milieu scientifique wala milieu intellectuel ci àdduna bi ba Nice ba Canada ba Amérique lu dul partagé nañu xalaat yi ñu ci joxe woon ba tey jii loolu jur na ay thèse jur na ay mémoire jur na ay papier jur na ay xalaat yu bëri kon nag c'est toujours un plaisir de discuter de partager des moments avec docteur Ousseynou Ka incha allah taala bismillah. li ñuy wax daal dañ koy confirmer parce que sur les réseaux sociaux sax bu ñu fa jógee am na benn contribution benn mémoire bu ñu def loolu parce que waxtaan woowu rek moo ko jur donc pour établir la scientificité de notre discussion donc première question bi dañuy laal question nationale bi mais parfois dina am question yoo xam ne day laalaale internationale bi comme ni nga ko waxee tout à l'heure léegi pour question nationale yi léegi première question bi sëñ Mor mooy en fait surtout dama bëgg a xam laïcité nan la war a doxee ci réew mi nga xam ni 95% population bi ay musulmans la laïcité nan la mën a accompagner foofu islam c'est-à-dire islam mooy jug ci kaw wala laïcité parce que dañuy jaaxle parce que fan yii amoon na benn coow ci ginnaaw comme ni ma koy waxee d'habitude parce que day am question yoo xam ni c'est en suspense yooyu duñ ko gis discussion bi ci yenn plateau yi moo tax moom bu teewee rek dañuy bëgg a leeral léegi moo tax ñu bëggoon a xam ci question boobu parce que benn moment dafa amoon benn institut français bu nekk Sénégal bu tudd Jeanne d'Arc léegi ñoom ils ont en fait bëgguñu voile te xale yi di jàng ñu ci pays islamique lañ nekk léegi ñu benn moment ñun leen mënatu leen a jàng mais loolu c'est un problème donc léegi sax da ngay wax est-ce que liberté bi nga xam ni dañ ko constitution da ko reconnaître pour nga jàng est-ce que sax appliqué nañ ko parce que dafa doy waar nga xëy rek ñun la non mënoo jàng léegi question boobu laa bëggoon nga leeral ñu ko bu baax a baax. waaw jërëjëf docteur dafa mel ni bokk na ci li nga laaj question yi nga xamante ni jusqu'à présent ay débat la ay discussion la te ba tey déggooguñ ci kon fi ni kenn ku ci nekk da ngay demee rek ak sa gis-gisu bopp ak sa xalaatu bopp mais ba tey daanaka sax jotaay biñ ci war a am dëgg-dëgg toog de manière très courageuse discuter ci ba tey def guñ ko pourquoi parce que dafa am benn genre compromis wala sax compromission lañ war a wax bu am mu mel ni situation bi am na ñum arrangé ku ci nekk am nga noo ci sentir sa bopp ñu bàyyi mu dem mais ñu war a xool war ko gëstu il faut que ñu réfléchir bu baax pourquoi parce que da nga ma laaj wàllu laïcité ci pays boo xamante ni 95% de musulmans la ba noppi jël un exemple concret ci ab institution académique jàngale bërëbu jàngukaay xam-xam
mu mel ni coow li foofu la tàmbali woon donc bala may ñëw ci coow li il faut que ñu def un peu d'histoire parce que la laïcité c'est pas sénégalais déedéet du tout c'est un héritage ça fait partie de notre héritage colonial nous avons été colonisés par les Français attention aussi français yi ñun ñëpp xam nañ doo jàngee troisième xam nga li may wax soo defee terminal xam nga li may wax soo demee université def un peu d'histoire di nga xam ne anglais yi wala anglo-saxon yi bokk ngay wax sax ak français yi bokkuñu méthode de travail ñii moom la ñuy wax direct rule la ñuy def ñii indirect rule c'est-à-dire que yooyu ci réew day jël say ressources naturelles yóbbu bàyyi la ak sa culture ak say aada dem yoonam français nag déedéet français du ñëwee ci réew balam laa jariñoo moom gëm na ni mënul ñëw jël sa alal dem yoonam déedéet pour moom il faut que mu raxas sa bopp xam nga wax naa la bopp mooy day fexe ba yow weddi loolu sa bopp ba gëmatoo sa bopp mu raxas sa xol mooy lépp loo amoon ci ay bëgg-bëgg ak gëm-gëm mu dindi ko ba mu set raxas sa culture day dem ba raxas sa ruu nu muy raxasee sa ruu mooy dina fexe ba weddi loola yàlla moo tax gis nga ñoom soo xoolee colonisation dafa am lu ko précédé mooy lan les explorateurs mais explorateurs yi am na ñoom tamit ñu leen jiitu ci liggéey bi am na ñu topp ci ñoom bokk mooy ñan les missionnaires explorateurs yi ñoom ñoo ñëw découvrir les ressources naturelles yi nekk ci biir Afrique ak les ressources yeneen yi am sax mooy suñu culture suñu xam-xam suñu pouvoir yooyu bi ñu paree ñu yebal missionnaires yi tubaab bi ñoom mooy li ma wax il faut ñu xam peuple da ngay xam culture am ñoom ñu ne buñ dem rek jël piller leen déedéet nañ yebal missionnaires yi ñu jaar ci religion ndax religion dafa sensible nit su gëmee mën na joxe alalam yépp moo tax ñu yebal missionnaires yi ñu islamiser non je veux dire ñu christianiser les populations africaines pour lan pour qu'ils puissent passer par la foi par la conviction par les sentiments par la spiritualité pour pouvoir contrôler et coloniser l'Afrique donc foofu lañ jaar mais France boobu ñuy wax tamit docteur il faut que tamit ñu fàttaliku tuuti un peu d'histoire lii histoire bu sori la mais li ma la wax nii histoire du XVIIIe siècle la mooy la révolution de 1789 nga xamante ni moo jur laïcité bi ñuy wax mais laïcité boobu c'est la laïcité française wala à la française soo demee ci yeneen réew yi wax naa leen jox naa leen par exemple Angleterre c'est des anglicans ñoom dañoo gëm yàlla am nañ ngëm am nañ pas-pas soo demee Amérique seen xaalis sax liñ ci bind mooy in God we trust ci yàlla lañ gëm président Amérique ci Bible lay waat ci lay waat donc ñoom dañoo gëm France ñoom ñoo xëy daal ne nguur moo ñu sonal moo ñu xañ suñu liberté moo yàq suñu àdduna waaye nguur bi ñuy song nguur dañoo accuser religion ne religion moo nguur dafa wéeru ci religion exploiter le peuple ñu def révolution 1789 rey seen buur rey kilifa ya deret tuuru ñu ne léegi lu ñuy samp ñu ne nañ samp loo xamante ni day tàggale diine ak nguur ndax nguur du ànd ak diine kenn dootu ko mën a contrôler loolu moo jur la révolution française loolu moo jur la laïcité mais laïcité boobu bokkut ak ñun suñu réalité socio-culturelle bokkut ak suñu réalité ci yeneen domaines yépp sax loolu français yi ñoom ñoo ko def te ils ont mis les moyens qu'il faut pour préparer les générations futures à ne plus croire en Dieu te loolu résultat yi sëñ Ousseynou mii man jaar naa France fa laa nekk sëñ Ousseynou mii fa la tefee thèse de doctorat mais xam na ne tubaab bi ils ont réussi à athéiser leur population fi ne nii église yëpp vide na c'est un long processus boo xamante dañ ko def léegi nag ñun bi ñu coloniser pendant presque 400 ans
nu mu tuddati esclavage ak ya ca topp yëpp ba ñu xëyee libéré ñu jox ñu sunu indépendance mais attention ils ont laissé leurs séquelles et leurs cicatrices parmi les séquelles les cicatrices qu'ils ont laissées à l'Afrique il y a ce qu'on appelle la laïcité nga xamante ni dañ ne nguur amul benn relation ak diine ji ca fële nguur ca fële loolu lañ jéem a moom lañ fi wàcc ci ñun it bi tubaab yi demee tamit tubaab yi ils sont partis les tubaab blancs sont partis les tubaab à la peau blanche ils sont partis mais ils ont formé des générations yoo xamante ni ils ont certes la peau toute noire comme moi mais à l'intérieur c'est des blancs mooy xam-xamu tubaab gis-gisu tubaab laïcité bu tubaab moom la ñuy jéem a dund te ba tey jii ils sont là ils défendent avec bec et ongle cette laïcité là pourquoi parce que moo leen moo arrangé seeni mœurs moo arrangé seeni gis-gis moo arrangé seen xalaat donc historiquement pour ramasser loolu pour yokk si waaw même ni l'assimilation lay def culture l'assimilation waaw moo tax ñi booy xool suñu xale yi di rouler fii air waaw kay di jéem a gëstu amul benn référence culturelle bu nekk Afrique boo xam ne dañ koy xool di roy ci li moo sax ñu mel ni sëñ Mor gars yi da leen war a décorer parce que dañuy xool xale yi ñu yore dañuy changer seen idéologie parce que dafa am benn mentalité bu ñuy dugal seen bopp loolu baaxul loolu doo am benn référence amul benn valeur moo tax gisoo ni mu defee historique bi processus historique bi pour dugal ko ci nit ñi moo tax c'est très important léegi Mor léegi ñu xool comme yaa ngi woon ci processus historique bi léegi ñu xool nu mu duggee ba dugg suñu biir école yi ba école yooyu am benn puissance bi ñëw si suñu biir dëkk bëgg a wax ni ñun nii lañ war a doxe waaw xam nga docteur il faut que ñu continuer sur réflexion te bañ ko ragal c'est-à-dire que il faut ñu dem ci histoire il y a les explorateurs il y a les missionnaires mais missionnaires yooyu attention bi ñu ñëwee mais ñoo yilifoon dëkk bi ndax missionnaires yi dañoo amoon ñoom it dooleeg les exploitants mooy tubaab yi qu'est-ce qu'ils ont fait mais ñooñu ñoo yilifoon lépp luy njàng ñoo yilifoon lépp luy santé mais ñoo yilifoon suuf si xoolal ba tey ji li ma la wax sunu mbokk yooyu mais ñoo moom suufu dëkk bi la terre qu'ils ont mais amul benn sëriñ amu ko benn nitu diine amu ko benn diine amu ko attention l'enseignement de qualité njàngale mi donc héritage yu njàngale moom dafa des tey jii ba ci Thiès gi ñu nekk ñi fi amoon ay moyens dëgg mais seen doom du dem école publique déedéet dañuy dem fan Daniel Brottier suñ fa jógee dem Saint-Gabriel Saint-Ursule Sainte-Anne attention tey jii am na kilifa yu bëri ba ci kilifa diine yi seeni njaboot ñoo ngi jàngee ci école chrétienne yi. tey jii sax ICAO moo am léegi. ICAO ñi am bac waaw ñi am bac war a dem université foofu lañu jëm. waaw mooy université catholique bi université catholique de l'Afrique de l'Ouest. moo ngoog léegi am nañ université sax. am na université catholique de l'Afrique de l'Ouest. am na bu nekk Dakar am na bu nekk Thiès fii. te bu njëkk la lañ amoon genre garderie d'enfants. mooy maternelle primaire secondaire lañ amoon mooy bac léegi am nañ. niveau supérieur attention. ba pare Mor xoolal foofu imagine ñu toqal ci xale. beneen culture bi nga xam ni idéologie bi nga xam ni moom mi ngi ko amee ci bas âge loolu garaaw na rek. waaw loolu dafay yéeme loolu day am ay jeexital ci moom. xam nga nit ñi tamit lu baax la ñuy wut. am na loo xamante ne soo amul moyen mën nga doo amul moyen mën nga dëkk ci néegu ñax mais doo amee moyen wala say njaboot am moyen mais da ngay wut sa étage bu baax tabax ko defal ko ba mu correct noonu la demee donc ñoom doole jooju noonu du doole joo xamante ni chrétiens yi ñoom ñoo ko moom déedéet mais doole joo loo xamante ni c'est un héritage colonial. France gii ma lay wax ni soo demee la fa église bi am ci suuf amul kenn ku ko fa am kenn amu ko fa lañ fa am ci ay édifices ak ay immeubles mais kenn amu ko pourquoi parce que dañoo teel a jóg teel a taxaw loolu mooy expliquer lu bari ci yëf yi comme ni ma la ko waxee man xam naa ay sëriñ yu bari seen doom fii lañ jàngi Saint-Gabriel lañ amee seen i BFM ak seen i bac fii lañ defee seen cursus scolaire donc
loolu moom mu sa sax laïcité la mais laïcité la boo xamante ni dafa làqatu ci ginnaaw ab diine loolu il faut ñu souligner ko parce que am na laïcité boo xamante ni laïcité France bu njëkk am na fuñ làqatu woon mais léegi laïcité France dafa làqatu ci ginnaaw athéisme nga xam ne gëmuñu dara mais laïcité bu Sénégal dafa làqatu ci ginnaaw christianisme nga xamante ni tey jii dañ naan ñi jàng diine ñi jàng l'islam dem leen taxaw fële mais ñeneen ñi nga xamante ni système beneen bi lañ kiyee yéen ñëw leen te docteur doo xoolee bu baax mais attention le programme d'éducation du Sénégal la manière d'éduquer mais loolu c'est un héritage français ah te ñooñu loolu ma la wax dama lépp dafay dox ci triptyque boobu ma leen jox mooy missionnaire explorateur ak colon foofu lay lépp foofu la donc am na ci lu bëri ñoo ngi ko jëlee ci ñooñu loolu mooy dox ba tey loolu moo tax jullit yi tamit il faut que ñu dem ca école yi parce que tamit système bi la il faut que ñu waxtaan ci système parce que système mooy lépp docteur. dëgg la loolu dëgg la ba pare sax day rendre acculturation. effectivement day yàq diine quoi moo tax ni nga ko abordé nii jël ci évolution historique bi day leeral lu bari donc foofu nit ñi war nañ ci gën a bàyyi xel xam ni am na lu laxasu comme nuance bi li nga ko waxee ci benn diine bu laqatu ci benn principe bu ñu teg bëgg ñu ko imposer. effectivement beneen bi mooy histoire générale du Sénégal parce que dama gis nga def ci benn contribution bu intéressante parce que dafa am lu mu réveillé ni dafa mel ni benn façade rek ci kër diine yi parfois mooy am mais au fond jiboo bu war a am dëgër pour xeexal islam dafa xaw a compliqué ba parfois sax yow nga expliquer nga ni il faut ñu renaître xam ni Seydina Mohamed mooy lépp loolu bëgg naa nga xusi bu baax. waaw docteur waaw xam naa comme aussi ñoo ngi éditer di rédiger te lu ci bëri tamit jeexagul donc am na lu bëri duñ ci mën a engagé wu. mais li ma intéressé foofu un petit peu mooy ne loolu ñi yàgg déglu sama waxtaan xam nañ loolu ci man damay wax ne il faut pas jouer avec l'histoire car l'histoire mooy li passé ñun sax bi ñuy jàng sëmb de loolu la ñuy wax c'est la science qui étudie le passé mais attention mais lan mooy histoire c'est ça le problème mooy tey jii du ñu paree léegi nii suñu interview bi mais histoire la mais léegi fi ne nii di nga gis ku am fit koo xamante ni xam nga yow yaa fi nekk maa fi nekk internet yaa ngi nii ci live am na ñu koy war a suuf ci YouTube Aliou Diallo ngi toog Alaaji Mamadou Ndiéguène Sène a ngi toog Imam Omar Kane a ngi toog Cheikh Yakham Ndiaye a ngi toog mais am na ku am fit koo xamante ni tey jii suñu jugee fii léegi mën na dem ci rajo bi wala télé bi daal ne docteur Ousseynou Ka bi ñu defal interview Serigne Mor mais fekk naa ko sëñ Mor lu ne tamit sax maa ko solal nangam te kooku Tambacounda la dëkk kan moo koy weddi am na ay preuve ay indices yu muy joxe mais mënoo weddi ne kii fekk na jotaay boobu te kooku fekkewu ko moo nga ca Tamba te lu boobaa li ñuy wax c'est sa parole contre celle des autres mooy ñi ko wóolu dañ koy gëm mais ñi ko wóoluwul daal ne kii kat li muy wax du dëgg fekk moom li mu bëggoon jàll na mooy mission jàll li ma bëgg wax foofu mooy gis nga keroog bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madinatu Munawwara c'est à partir de ce moment que le jullit yi sentir nécessité commencer di dater les événements de l'islam en 622 pourquoi parce que boobu début bi yëpp ñoo ngi jàpp ne mais garaawul amul problème mais bi yonent bi dund gis nañ ay contradiction gis nañ ay invention yonent bi day wax benn mbir sax keneen dégg ko neneen commencé ñu ne nag léegi nañ taxaw nañu commencé nag di dater suñuy affaire nañu commencé di formaliser suñuy affaire il y a de ces choses yoo xamante ne imagine par exemple à Tombouctou suñu scanné wul woon informatiser les documents les reliques historiques yi nekk foofu bi fa jihadistes yi duggee lakk yàq su fekkuloon gars yi lépp nekk seen ordinateur def ko ci ay disques durs externes mais toute cette histoire tout cet héritage de l'Afrique mais day sànku histoire dafa am solo
donc man li may intéressé mooy ñu bàyyiwaat xel bu baax ne attention suñu histoire bu dee dëgg la ñoo ngi waccal suñuy doom ak suñuy sët dëgg waaye histoire bu dee fen la ñoo ngi waccal suñuy doom ak suñuy sët ay fen te li ci gën a garaaw mooy histoire officielle ak histoire officieuse wala histoire officielle ak histoire traditionnelle histoire traditionnelle laay njëkkee loolu c'est très simple mooy maam diw bàyyi diw dee na ma nangam nangam loolu on peut comprendre pourquoi parce que Makhtar Mbaye mi àdduna du yàgg ba mu taxaw di nettali samay défaite parce que pourquoi parce que il même s'il a assisté à une de mes défaites su koy nettali tamit dina ko nettali bu rafet bokkut ak ñi nga xamante ni c'est des scientifiques gis nga sëñ Ousseynou li nga ma laaj nii daf ma intéressé ba daf ma fàttali directement suñu benn cours sociologie juridique la de mais il fallait ñu def sociologie générale avant ñu def sociologie juridique mais suñu prof bi dafa ñu wax nañu gis nga qualité bi njëkk ci chercheur ci sociologue mooy il faut être objectif ñu ne ko lan mooy objectif mu ne c'est le contraire de subjectif lu wax jooju du ma ko fàtte ba yawmal qiyaama mu ne dafa wax sax ne un phénomène social doit être objectivable xaw ma sax lu français yooyu lu mu doon c'est-à-dire que même du amul objectivité dañ ko war a teg fële dafa am ñeneen ñu ngi ko war a bàyyil ñoom ñoo ko war a étudier un scientifique xam-xam un gëstukat un chercheur un universitaire quelqu'un qui est passé par la rédaction dem dissertation dem mémoire dem thèse de doctorat d'état sëñ bi dem soutenir devant des docteurs mais attention il y a des valeurs yoo xamante ni moom nga war a incarner ngir lan ëllëg a tax ñoo wax nañu na ngeen ragal yàlla mais docteur maa ngi lay xamal ne la wallahi ragal yàlla su amuloon musiba am sax ci diine ji ndax man gis naa ñoo xamante ni tey jii ñoo ngi firé alxuraan nen wala ñuy wax yenn wax yi mais lan la intérêt rek la amuñu ragal yàlla mais du ragal yàlla jiitoon seen dënn àdduna du yàgg mukk ba alal wala doole wala puissance wala position tax ñu jaral leen ñuy weddi li yàlla wax mën nañu wax ne lii la yàlla wax mais man lii laa gëm moo tax alaaj Muhammad Ndieguene radiyallahu anhu danaan wax ne njaboot li nga war a jiital ci xolam mooy ragal yàlla ndax soo ragalul yàlla su xam-xam dikkee wala bayre wala doole wala intérêt wala position mais musiba day am dama def waxtaan ci Stephen Hawking benn waaye daf ma wax ne ma Hawking doo liiree ay bindam da ngay xam ni kii il était à un pas d'être musulman mu ne ma mais est-ce que nekkul jullit laaj na ma loolu mu ne ma est-ce que nekkul jullit ñu dem ba ci biir réflexion yi mu ne ma mais mën na bëgg a nekk jullit gars yi na ko déedéet yow ni nga amee xam-xam li nga convaincre ci ay nit ba ñu weddi yàlla mais soo tuubee ñooñu ñëpp dañuy tuub dugg ci l'islam kon léegi tu veux faire des publications d'accord tu veux être un professeur d'accord yow yaa war a jiite institut de recherche sangam d'accord soo tuubee dañ la koy xañ kon mën naa tuub sax ci biir néegam du génnee di weddi yàlla ci biti qu'est-ce que je veux dire par là loolu mooy ñàkk ragal yàlla donc histoire du caaxaan te et puis histoire dégg nga la ñu wax histoire générale du Sénégal histoire générale le terme yi dafa grave te H majuscule lañ koy bindee am na lu muy signifier donc xam-xam moo ci war a jiitu lépp luy subjectivité ñu teg ko lépp luy intérêt personnel ñu teg ko jiital rek la vérité bien que toutes les vérités ne soient pas bonnes à dire parce que am na vérité boo xamante ni doo ko waxee li nga doon wut ci lu baax da ko yàq su ko defee lan moo ci am solo te France bi ñu bëggee bind seen histoire dañoo toog waxtaan parce que attention est-ce que xam ngeen ni amul benn ambassade bu nekk fii ci réew mi lu dul ne am nañ brochure suñu histoire bu ñu fa def avant même histoire générale du Sénégal pour que hier on a reçu l'ambassade des États-Unis ici dans notre salon mais lu mu wax déglu leen bu baax li mu wax dane maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci dalal gi ngeen ma dalal fii ci kër gu mag mais ku ko wax ne ko fii mooy kër gu mag
nga yaakaar ni bi muy ñëw briefé wuñu ko ils ont leur document te loolu ñu ciy bind ñoom dinañ def seen recherche de mais base bi ñuy demee mooy li leen état Sénégal jox kon attention lépp lu ñu war a bind mu war a officiel ñu war ko publier yónnee ko ci ambassade yi yónnee ko ci réew yi kuy ñëw di def recherche ñu war la ko jox attention saa yi loolu sérieux la war a doon léegi su ko defee lépp baax loolu moom musa am ci jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu indil jàmm loolu moo ñu indil lépp li ñu am gis nga Seydina Aboubacar Siddiq keroog bi Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Seydina Ousmane ñëwee ci moom di waxtaan ak moom pour bind affaire alxuraan yi il a refusé pourquoi parce que problème yi mel ni doon bañ gars yi ne ko déedéet yow li ngay bañ lim nar a indi ci désagrément moo nar a ëpp moo tax bu leen fàtte gis nga kaamil yi bi ñu ko dajalee ba pare kaamil yi dañ leen a lakk jël benn kaamil daal ne kaamil bii moom la ñu war a jël tasaare ko pourquoi parce que kaamil bu ci nekk ku nekk am nga noo ko déggee noo ko interprété loo ci wàññi ba mooy sunu kaamil bii ñu yor donc il y a toujours des efforts intellectuels et des efforts de courage yu ñu war a def affronter la réalité des choses ba noppi nag teg lépp ci ay gëstu ak xam-xam seet ñoo xamante ni yàlla rek a tax ak ils ont les valeurs et les vertus ngir ñu mën a wàcc fi loo xamante ni su ëllëgee du indi guerre civile du indi problème du tàggale dëkk bi parce que sunu benn prof relation internationale daan nañu ko wax mu ne ñu ñaari conflit yi du jeex mukk mooy conflit bu xam ne source bi diine la ak conflit bu jóge ci wàllu deret mooy ay ethnie ak yooyu du jeex jamais même du toogee ba am benn répit pendant 20 ans tôt ou tard une petite phrase peut déclencher des conflits à ne pas finir donc yooyu ñu bàyyi ko xel def très attention wax foofu c'est très important donc faut faire en fait li nga xam ni mooy histoire empirique li nga xam ni ci scientifique yi la jógee ñu différencier ko li nga xam ni c'est de l'histoire événementielle li nga xam ni moom la ñuy raconter sur la tradition donc jugement dafa am scientifique nu muy doxee c'est-à-dire mu am benn analyse clinique mu différent nit ki nga xam ni dafa lambda nga xam ni moom day nekk def jugement de valeur gis nga ni mu ko boo ko toppee scientifiquement li mu wax c'est une contribution bi nga xam ni ça pèse du poids mais moo foofu jox ñu contexte ak prétexte c'est-à-dire que parfois damay gis ni surtout Sénégal dafa am ay lobbying yu ko commencé dugg temps yi am na benn t-shirt bu defoon fi vague ci yenn affaire yu garaaw et puis dafa commencé di am benn ampleur bi ci Sénégal di changer valeur doomu aadama yi loolu nag bëggoon naa nga wax ci lu ci diine di ko approcher quoi c'est-à-dire ni mu koy aborder. C'est une question très importante Hadj Ousseynou en réalité monde bi ñaar rek a fi nekk il y a les producteurs et les consommateurs ñun nag malheureusement nous sommes des consommateurs nous avons toujours suivi ay suiveurs lañu quoi la mode femme yu bees yi wax yu bees yi xoolal ñun fi mu ne nii rek heureusement ñoo ngi ni lii amatul je vous donne un exemple précis lii amatul yére yëpp nii lay mel te lii du mel nii fooy jàppee doo bëggee jàpp pour julli da ngay gis ay kilifa yoo xamante ni dañuy solu mais doo leen gisee da nga naan mais qu'est-ce qui se passe ñoom te li ci garaaw mooy ñoom sax xamuñu lu xew man dama gis waxtaane naa ko ci daaw ci gàmmu gi da ngay gis nit mu sol t-shirt nga ne ko yow lii DG bi kan la mën la DG la nga ne ko déet kii Dolce & Gabbana mën la luy loolu xam nga kon moom li mu sol xamu ko nga ne nga gis ko mu def swag nga ne ko luy swag mën la non man dama swag te xamul luy swag suñu jànq yi da ngay gis ñoo xamante ni dañuy takk ay chaînettes fii seen cheville seen tànk c'est en vogue fi ne nii ñoom dañ koo def lan effet de mode dañ ko def benn affaire bu xew te xamuñu loolu guwén yi ñoo koy def pour xamante ci seen biir guwén yi mooy moom la ñuy wax lesbiennes yi ñoo koy takk pour soo nekkee ci biir métro bi wala ci transport yi wala ngay dox ci marché bi soo gisee sa moroomu guwén mën koo xàmmee su la neexee nga mën ko aborder
ñun effet de mode lañ ko def façon yére yi ñuy sol du suñu yére ab jullit wala yaxillu lil mukallafi an yafala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fii jullit lu muy def da ciy sédd yàlla mais sol yére boo xamante ni mënoo caa jàpp sol yére boo xamante ni mënoo rukkoo julli parce que amatul fond sol yére boo xamante ni mënoo ci sujjóot ndax sooy sëgg muy xuttiku pourquoi parce que effet de mode la gis nga loolu mooy dox di dox te gis nga gars yi dañoo xamul mais loolu nga tudd mooy lobby yi ak groupe de pression yi ah est-ce que xam ngeen ni ils ont des grands projets te ñoom seen projet Haj Makhtar lan mooy danger bi mooy ñoom seen projet yàkkamtiwuñu ko ils ont des objectifs à court terme à moyen terme à long terme moo tax dañuy fexe ba mbir mi banaal ci sa bopp nga banaliser ko su paree dootul am benn lu garaaw ci yow su yàggee nga mujj ko daal di koy incorporer ci sa cursus ci sa xalaat ci sa gis-gis c'est ce projet là qu'ils ont moo tax fan la ñuy commencer ils commencent par les images te yëre image la mais du t-shirt bi kese mooy coow li déedéet t-shirt bi peut-être il y a même des on l'a utilisé même politiquement du ñàkk parce que la situation était un peu tendue ils ont voulu moo ko loolu du ci ñàkk te duñ demee ci daara yi dinaa la ko wax mais du t-shirt bi lañ gis laa bëgg a wax mais am na ñuy sol yëre yoo xamante ni soo demee ca ñoom góor jigéen rek koy sol te pourtant fexe nañu léegi ba mu normal ci suñu jeunesse bi. mais moo foofu bu naa laaj benn question. mais en fait jeunesse bi nu ñu def ba nekk ci vague boobu c'est-à-dire genre lu ma koy wax sax comme effet de mode la quoi. waaw léegi da ngay gis sax kuy dox ci mbedd pour nga ràññee góor ak jigéen su la wanee ginnaaw problème la. waaw dëgg la parce que lu ñuy solo loolu manque de je sais pas éducation la wala am ignorance la quoi. dëgg la non xam nga c'est-à-dire que on est dans la mondialisation te yow yaa ma gën a xam tubaab xam nga tubaab soo gisee ñu bañ l'islam parce que ñoom pour ñoom l'islam c'est une religion d'interdit bul def lii sàngara daa aram mooy daa aram jigéen pour ñoom religion bi religion tere rek la léegi ñoom comme xam na ni l'islam moo fi des comme religion léegi dañoo jël étudier l'islam pour mën a nag samp ci àdduna ils ont pris le contraire de l'islam tout ce que l'islam interdit xam na ni lu diine interdit rek bakkan la lu diine interdit la bànneex la lu diine interdit passion la ñoom nag ñuy favoriser yooyu te attention jullit l'islam c'est un plus ci nit ki mais nit ki li mu juddoo nature am mooy lan bànneex mooy lu nooy mooy lu niin sa intérêt li nga bëgg li nga gëm loolu mooy nature nit léegi nag diine moo la yar ba ne la ku jigéen kii waroo ko jege diine moo la yar ban la alalu jàmbur bu ko lekk diine moo la yar ban la bërëb sàngam bu fa dem léegi nag ñoom c'est le contraire qu'ils prônent mooy lépp lu neex lépp lu nooy lépp lu rafet lépp lu kii su ko defee ñu jël ay nit tamit def leen genre star propulser leen devant la scène wut des modèles te c'est pas des modèles c'est des contre-modèles propulser leen xam nga may leen doole wan leen ne leen ku bëgg tekki léegi il faut nga xool diw mii pourquoi parce que moom ba mu duggee nii ba mu commencé solo nii ba mu commencé waxee nii ci la amee ay yëre yu cher ci la commencé am lan oto bu rafet ci la commencé nekk jet setter di tukki ci la commencé tabax këram ci la commencé di jigéen ñi bëgg ko ci la commencé di am relation ak ña ca kaw ndax foofu ku fa dem te defoon ni moom doo ci génn soo demee defoon ni ñoom kaw ngay doon soo demee defoon ni ñoom yow dañ lay dàq ci biti gis nga bërki dem dañu toog fii di waxtaan xam nga ñun suñu problème yëpp ak suñu souci yëpp mooy jeunesse bi wallahi alazim yàlla seede na loolu am nañ ci ay xalaat nag ay projet yu yaatu ñoo ngi ñaan yàlla ci yërmande ndaw ñi yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu mën ko réaliser mais fii lañ toog may soucier wu ci jeunesse bi kenn ci mbokk yi ku ñëw Ibrahima Dia moom wax ne ma sëriñ jarul guddal réflexion yi mu ne ma
les drogué ma ne ko waaw lu tax mu ne ma dafa am diw mu ñu fan xoolal loolu mu ne ma kooku ay jàppam ak ay waxam ak ay façon moo neex ñooñu yëgul sax loolu moom te moom kooku par exemple ñii du ñuy tux 8 juin moom benn lay tux dem yoonam mu ne ma sax am na ci kenn ku gën a garaaw kooku moom moo leen di jëndal yëf yi te moom du tux moom du tux mais moo koy jëndal gars yi ñoom ñu sàmm xam nga loolu mooy li ngay poser une question mais qu'est-ce qu'il y a mooy il y a trop de pression léegi nag pression dafa pression wu jamono lenn rek moo ko mën a dindi mooy kii moom jamono kan moom jamono yàlla subhanahu wa taala moo tax bëgg rëcc wallahi alazim da ngay jublu ci yàlla te muy dëgg ci yow kenn mënu la cay génne lenn ils ont leur plan ils ont compris notre sociologie xam nañu suñu peuple nan la ñuy gisee bu leen jàpp ne dañuy ñëw rek songu ñu ni di wax déedéet xam nañ réew mu nekk lan lañ fay wax ak nan lañuy suru ba ci diine ji du fexe nañ ci mais seetlul docteur xoolal façon way yi xale yu nitu diine yi di wayee léegi mais kenn wayatu ci comme Mbaye doon de kenn wayatu ci comme Fallou Ndiaye kenn wayatu ci comme Ablaye Niang kenn wayatu ci comme Abdoul Aziz Mbaye kenn wayatu ci comme sëñ Bada Diegane nu ñuy waye ay way yoo xamante ni léegi ci micro yi sax dañuy tëgg ci biir tëgg suñuy way amatul dootoo yëg lu dul àdduna te bu jàpp way da nga ko doon digg rek bëgg Rasulullaay defar waxuma la jigéen ñi de mais yéen ñii xam ngeen ni am na ci ñoo xamante ni dañuy firi wala ñuy way mais dañuy xeesal dañuy diw suñu diwul yaram bi tamit dañuy diw kanam gi ba mu leer mais attention sëñ bi loolu sëñ Ousseynou loolu c'est grave façon wax yi ñuy wax mais wax yi dëgërul li waa ji romboon kii ne ko na dëgër mais ñi ñu war a wax na dëgër dafa bëri wax ji dëgërul dafay nooy yambar ay wax yu kenn xamul la ñuy wax di yóbbu lii di yóbbu fa ca des ko def lii kii yoo xamante ni da lay wóor ni kii moom li muy def donc yaa xam loo doon wax noonu. waaw juste sànq dama dégg ak docteur di wax ak yow ci lobby yi tey jii boo xoolee Angleterre dafa amoon championnat capitaine yëpp même avant capitaine yi sax équipe yëpp yi am ñëpp changé seen photo de profil. waaw ñëpp def. waaw ñëpp. drapeau LGBT. drapeau LGBT. ci suba laa ko gis ma capturé ko mais boobu dama nekkoon ci liggéey bi dama la ko naroon envoyé ma ne naa ñëw bi ma ñëw ma fekk lii tombé ci. non mais donc juste pour lire la benn extrait. bi waa Liverpool FC ñoo ko bind. bi ñu changé seen profil dañoo def nous sommes fiers de soutenir la campagne arc-en-ciel de cette année. avec toute la foule le club. ñoom ñoo bind loolu. Liverpool FC. te man Manchester mooy sama équipe ñoom. logo moo nekk nii. waaw drapeau LGBT. Manchester moo def lii. bii Liverpool la. ba pare loolu dafay génnewaat beneen question. bii Liverpool la aussi. ñoom ñëpp. te capitaine yi aussi capitaine yu équipe yëpp tey jii ñu ñëpp seen Asari SGB la aussi arc-en-ciel la loolu pour revenir juste ci. dina am benn question bu Mor laal sànq même sax ci biir waxam da koy laal c'est que dafa mel ni sensationnel quoi ak émotion. dafa dem ba am doole su suñu kaw diine. waaw te yëgewuñu ko ci yonent bi yëgewuñu ko ci yàlla mais Mor ci leneen lañ koy yëgee. c'est ça man loolu laa bëgg a comprendre tamit xawma lu tax loolu suñu conscience yi yàqu quoi. waaw mais docteur mooy li ma la xam nga loolu mooy bakken yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko. nee na yi ngeen di wax ni yëpp moom laa leen ragalal ëllëg su ma fi jógee du yooyu lu yëpp ñu limal ko mu ne déedéet ñu ne ko loo ñu ragalal ëllëg mu ne topp bakken mbir mi yëpp loolu la yonent bi mu ñëwee ci kaw suuf rôlam moo nekkoon lan fóot bakken yi qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha kon parce que bakken
bakken lan la bëgg wala fi sax ñun fii dañ koy wax bakken jàmm la bëgg mais est-ce que jàmm yëpp mooy jàmm Seydina Ali nee na jàmm joo xamante ni safara la yóbbu du jàmm métier moo xamante ni ay duma lay mujjee ah suñu mbokk mi Ablaye Gueye Ndoye lu muy wax teel a nangu day woyofali duma te ku dul fanaan da ngay teel a ñibbi sëñ bi loolu kase la ñoom il surfe sur la passion mooy seen accélérateur foofu la ñuy teg seen loxo parce que xam na ni passion c'est une langue universelle ñëpp koy dégg bànneex ñëpp ko bëgg lu nooy ñëpp ko bëgg lu rafet ñëpp ko bëgg lu nice lu clinquant luy briller ñëpp ko bëgg foofu la ñuy kii loolu moo tax ñoom seen ennemi numéro 1 mooy islam parce que islam wax na ni bu leen attention bu kenn wax ne l'islam waxul bànneex waxul lu neex waxul lu nooy mais daf ko encadré bu dee soxna mun la bul passé ñeent koo takkul bul séq ak moom alalu jàmbur ba fa sooy lekk yamaleel sooy naan yamaleel bul naan lépp l'islam loolu mu def nag te ñoom ñu ne nit dafa war a libre man leen attention il faut faire la différence entre la liberté et le libertinage loolu libertinage la te ne trop de démocratie c'est le démocratisme et le démocratisme nuit à la société loolu démocratie loolu musiba la te loolu la ñuy jéem a gëmloo ndaw ñi loolu lañ leen di gëmloo moom lañ leen xoy moom la leen nax mais ñi ci nekk ñëpp xam nañ ni dund gu naqari la dund gu metti la tu es pas bien yaa ngi làqatu yaa ngi nëbbatu mais ñi nekk ak yàlla dañuy tranquille moo tax Imaamul Xasaali ne njub su nekkul woon lim la yóbbu aljana su nekkul woon li ko alxuraan digle tamit nee na esprit tranquille bi ci nekk rek war naa tax ñëpp jub fa tabarakallah kontaan na Serigne beneen question bi mooy en fait ñu dugg ci volet émotion bi toujours comme bi ñu rendre Sénégal question sabre bi waaw loolu tamit man volet bi dama gis ni foofu émotion lañ dugal pour am leneen mais c'était pas le but c'était pas de rendre juste benn sabre nii bon ñu def mu semé mu tenir actualité bi en haleine loolu tamit jaaxal na ma waaw loolu waxtaanoon nañ ci sax waaw mais c'est-à-dire que suba sëñ Buuba am na ñoo xamante ni suñ la gisee rek xam nañ la soo doo leen nuyu rek xam nañ loo fanaane mais waxuma laa nga nekk ak nit ñeenti at wala 40 ans ah mais 400 ans nekk nañ ko tubaab bi te ba tey ñoo xamuñu tubaab yi tubaab dañoo bari ay dañoo mën def loolu ñuy wax am nañu ko wax tubaab c'est-à-dire que di la doxloo ci ay mbir te fekk loolu du loolu waaw da lay semer daal da lay semer nekk la ngay coow ci mbir di sonn fekk ñoom la ñuy def ñoo ngi koy def ci suuf qu'est-ce que je veux dire par là xam nga média dafa dangereux moo tax affaire bi système la suñu média yeeg suñu sëriñ seeg nguur keeg il faut que ñu revoir suñu relation ak suñu bopp suñu relation ak suñu histoire suñu relation ak suñu diine mais suñu relation ak suñu réew parce que léeg-léeg da nga naan mais attention mais gars yi qu'est-ce qui se passe est-ce que xam ngeen ni coow yu bëri ñoom ñoo koy créer xanaa xamoon ne rumeur nguur a koy créer surtout réew moo xamante ni réewu wax la ñun dañuy wax rek wax suba wax ngoon politique làmb kii mais réew mu mel noonu nelawal ko day yomb parce que dañuy xam nañu lan mooy waxloo réew mi gis nga est-ce que xam ngeen ni bi ñu yëkkatee coowul sabre boobu Sénégal signé na 23 contrats ak waa France intellectuels yi au lieu que ñu daw ak chercheurs yi ak borom xam-xam yi ak journalistes yi daw seeti contrat yooyu état Sénégal signé ak la France ndax contrat yi jaar na yoon ndax intérêt Sénégal la ndax amul nangam ñu occupé ñu par autre chose kooku mooy c'est ça le mal te duñ ñëw même duñ ñëwee su la neexee sax ñu sar benn yoon
daal di jàll même le cas de cet enseignant jàngalekatu alquran boobu ñu jàpp mais c'est la même stratégie c'est le même stratagème nan la demee il y a un député bu ñu jàpp coow li wër ko te député duñ ko jàppee mais jàppale nañ réew mi c'est la représentation nationale attention du man kooku xawma ko de mais duñ ne député sénégalais lañ jàpp mais c'est le peuple sénégalais moom lañ jàpp attention symbole dafa am solo mais bi ñu demee ba xam ne réew coow laa ngi bëgg a dem bëgg a wër àdduna ba ay sénégalais ñu kar leen di seet seeni saak ndax xool ndax yoruñu ay fo xam nañ ni diine Sénégal dañoo bëgg coowul diine coowul daara dañ koo bëgg mais ñaata mais duñ demoon pour jàpp ñiy jeng rek prison yëpp fees ñiy jéng mais jéng fii lañ ko fekk jéng fépp am jéng mais xam na ni duñ ko jàppee mais dina ni coow loolu duñ ko toppee mais day muur coow ku waxati wax yi biyee yëpp ku waxati góor jigéen yi ku waxati nangam ak nangam coow la journaliste yi dugg ci piège boobu leader d'opinion yi dugg ci piège boobu même nitu diine yi dañoo dugg ci piège boobu au lieu que ñu dem def seeni waxtaanu diine continuer à éduquer le peuple continuer à transmettre le message du prophète qu'est-ce que lu ñuy def toog rek di waxi daara te fekk ñi xam li xew ñoom ba ñu xëyee suba dañoo dem jàngale ji alxuraan ñi xamul li xew nag ba ñu xëyee suba dañuy wër rek di wax. faut être intelligent. sommet bi sur Afrique bi am na benn ndaw bu wax foofu ay wax après léegi pour rendre honorabilité léegi ñu indi sabre mel ni dañuy joxaat Afrique honorabilité parce que fële défendre nañ seen honorabilité am na ñamit ñu gisee parler bi boobu pour wax effectivement lu mu wax nii en fait tout temps lii ñu nekk ci essentiel bi ñun dañuy nekk ci wax rek di wax di théoriser léegi ñu dugg ci question daara bi mooy tout à l'heure bi nga def approche mooy Cheikhouna Gaye defe naa ci daara yi njaan bi léegi bon affaire droit de l'homme nañuy dugal indi ñu wax yoo xam ne dañ ko importer te ñun suñu dëkk lii yàgg na koy am te musul aw coow lu tax ñu toog ba heure bi 2019 bi ñu commencé coow ci affaire daara loolu tamit Mor loolu jaaxal na waaw loolu jaaxal na ñëpp moom laa la wax moo tax c'est-à-dire que il faut lire entre les lignes c'est-à-dire que ñun sëriñ si nit diine yi surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci rajo yeeg télé yi mais il est temps ñu intelligent dafa jot quoi dafa jot mais ñuy gëstu di jàng waaw doo ma waxee ne mu mënatoo jàng parce que talatoo ko nangam mais entoure-toi de gens qui sont intelligents ah xam nga li mu bëgg a wax il y a des stratèges il y a des économistes il y a des politologues il y a des chroniqueurs il y a des chercheurs il y a des docteurs il y a des universitaires yoo xamante ni gis nga ñooñu nga xamante lu xew ñu tàllal leen micro ci diine ñooñu am na ci jullit yi ñoo xamante ni jeunes musulmans yi laa wax ñii mën a tuddal ñëpp ñoo nga ca ay avocat lañu mais ay nitu diine lañu gis nga problème du amee ñooñu noonu waxkat yooyu dañoo war a toog ak ñooñu dañoo war a toog ak ñoom yaa ngi dégg suñu toogee ak ñoom étudier situation bi suñu ñëwee ñu ne leen ñu ne waa bismillah am na lu xew ñu jël émotion teg fële waaw loolu nga wax sànq ah metti na ñaaw na ça fait mal nangam waa léegi acca nañ ko étudier ñu ne waaw yow oustaz lii lan la ci diine wax mu ne yàlla nee na nangam yonent nee na nangam ok bismillah mat na kon may ñu tuuti xam nañ li yàlla wax foofu jàpp nañ ko ci loolu ni ci li ñu wéeru déglu nag ñi nga xamante ni dañoo am xam-xamu àdduna bi boole kook leerul islam ne leen léegi yéen lii ban impact économique la war a am
économiste bi daal ne nangam la ak nangam ak nangam lan la ci l'islam di gagné économiquement mu ne nangam ak nangam ak nangam lan la ci perte mu ne nangam ak nangam la borom xam-xam bi imam bi laay wax de oustaz bi laay wax de sëriñ bi laay wax de noté su paree daal ni waaw ana politologue bi ñu ne waaw bi politiquement lan la mu daan ne situation politique bi de doo ko xoolee internationalement nangam moo xew nationalement nangam moo xew daara ban impact situation bi nga posé ban impact la war a am ci politique réew mi mun la sëñ bi kii kat dañ ko def rek pour nangam ak nangam ak nangam nga jël boole teg nga ne historien bi bismillah ndax lii mus na am mu ne laa bi ma gëstoo li amoon na ak sàngam nan lañ ko résoudre woon mu ne nangam ak nangam lañ jaar pourtant lépp c'est similaire mais attention mais maxu yéen a ngi sentir affaire bi ni mu neexee imaginez oustaz xam-xam bi waaraatekat bi xutbakat bi am document yii ak données yii ak information yi est-ce que kooku du taxawee di xutba wala ñu woo ko télé bi muy wax est-ce que dina bokk ak ki nga xamante ni dafa yeewu rek déglu revue de presse ñu ne jàpp nañu oustaz rek mu taxaw waa dañuy xeex daara yi dañuy xeex l'islam est-ce que ñaar ñii dinañ bokk analyse déedéet lii la gars yi foofu la ñu war a toll ku ci jàng ba xam d'accord naa moo ma gënal mooy nga am niveau intellectuel bu tax lu gars yi wax nga mën ko analyser intellectuellement te loolu day fekk nga dem ci ñoom mbëkkanteeg ñoom ci seen i thèse ak seen i mémoire xëccoog ñoom université xam lu ñuy xalaat xam lu ñuy xalaatee ëppalewuñu la dara nga mën a def analyse ñu def analyse ñu mën a def ñu mën a def critique ñu mën a def critique léegi nag loolu soo ko amul am na solution Bill Gates bi ñu ko waxee ne ko lan mooy sa réussite mu ne je suis bien entouré damaa wut ñu ma wër ñu aay ma jox leen ay moyens te lu xalaat bu ñu am man leen exécuter leen ko jeex man loolu laa ci xalaat suñ ko deful xam nga nu ñuy def dañuy gën a suux te bala ñuy comprendre fekk na gars yi am nañ seen objectif ba pare moo tax dañuy foyee sëriñ si foyee l'islam bi pourquoi parce que gars yi nangu ñoo gëstu nangu ñoo wéet ak ñi gëstu te gars yaa ngi nii xoolal kii c'est un docteur en sciences politiques mais bala ngaa wax ci politique doo toog waxtaan ak moom te des centaines yoo xamante ni mais ñoo ngi fii université bu Bambey ñoo ngi université bu Dakar ñoo ngi université bu Ndar ñoo ngi université ca Paris ñoo nga ca Lille ñoo nga ca Nice mais diine rek la ñuy dund ñooñu du problème bu am loolu lañ ci laaj ci vision intellectuelle universitaire académique ñu jox la ko nga booleeg sa diine wax taxaw wax lu leer su ko defee kenn nax l'islam xam nga ni gars yi am na yu bëri yu naxee diine ji gars yi bala ñu avant dañu mujj sax di lay naan nanga non xamee ñu ko woon nii waaw ñun dañoo dégg rek wàllu jàmm tey jii ñun la jàmm la paix lan mooy jàmm yaa xam jàmm mooy xeex amul xuloo amul moom la ñu l'absence de guerre mais am na ci ñoo xamante ni lobby yooyu ngeen di junj ak franc-maçon yooyu mais lan mooy jàmm ci ñoom mais jàmm du ñàkk guerre jàmm mooy kenn ku ci nekk def lu la neex soo bëggee def taatu neen soo bëggee saw ci mbedd mi soo bëggee sëy ak mala sëy ak ñoom loolu mooy jàmm ci ñoom léegi yow doo nekkee nitu diine xamoo jàmm lu muy signifier ci ñoom ñu ñëw fekk la sa saal nga dugal leen sa biir jàkka ñu waxtaan ak la sëñ bi ñun waaw jàmm rek la ñuy dox ci àdduna jàmm la ñuy wër mais bu dee yow xamoo li xew looy wax da nga naan acca bismillah nañ ci def ñaan moom ci boppam danaan leen du bis baa dinaa ñëw bala muy comprendre luy jàmm ca ñoom musiba am na moom xam nga boo gisee mu duggee rek da nga xam ne gëstu na déjà mi ngi wax parfum yi parce que parfois noonu la politique bi di naxee askan wi ñun suñu population soo xoolee ñi jàngul dafay bari donc ci revue de presse bi rek lañuy yam foofu sax dañuy dugal ci beneen kii parce que parfois la ñëw jéem a tamit sama kenn waxatu ko muy affaire pétrole bi léegi damay bëgg a xam tamit pétrole bi pour ñu mën cee jariñu est-ce que gestion bi warul seet loolu tamit diine parce que diine moom day wax ci voilà gestion boo nga xam ni gestion bu jub la tegu ci yoon voilà foofu nag bëgg naa xam approche bi parce que ci waxtaan boole defoon nañ ci tuuti benn virgule bëgg naa nga xusaat foofu tuuti. waaw loolu day dellu si waat rek ci li ñu daan waxtaane rek. xam nga l'islam
dafa am la foi dafa am la pratique mais aussi dafa am le relationnel gis nga nit ki suñu la xësee waajal ba jiital loolu alaaj Mouhamed Ndieguene di wax muy ragal yàlla ci yow mais jeex na maa ngi lay waatal ci yàlla ne wallahi Sénégal c'est l'un des pays les plus brillants au monde parce qu'il y a on a beaucoup d'intellectuels beaucoup de chercheurs beaucoup de savants dans le domaine religieux comme dans le domaine profane mais attention ban problème la ñu am léegi mooy sunu borom xam-xam yi am nañ diplôme mais dafa am benn diplôme bu ñu manqué mooy diplôme ragal yàlla te dama waxee borom xam-xam c'est pas seulement les universitaires je parle de toute l'administration je parle du peuple parce que attention dañuy wax ne peuple bu nekk na nga mel salaam na nga mel noonu la say dirigeant di mel kon attention fu ñu toog ñoo ngi critiquer suñu dirigeant mais dañuy wax ne peuple bu nekk dirigeant yi nga mérité rek ngay am kon ñun war nañoo xoolaat suñu bopp qu'est-ce que je veux dire suñuy docteur suñuy avocat suñuy biologiste suñuy juge suñuy magistrat suñuy ñoom ñëpp war nañu am diplôme war nañu am xam-xam war nañu am formation war nañu am performance war nañu am lépp waaye war nañ caa boole jikko yu tedd maa ngi lay waatal ci yàlla ne yàlla wax nañu ci alxuraan ne mbaam mi sofi téere wallahi àdduna du yàgg ba mu ubbi ci benn page du ko jëriñoo te wallahi du sàggane yetu bopp rek lay dundee yetu bopp rek lay dundee maa la ko wax qu'est-ce que je veux dire par là affaire bi léeg-léeg du kii sol yére bi du tissu bi mais ki koy sol la da ngay gis koo xamante ni day dem jënd Napoléon wala jesneeram mètre 12 000 francs wut ci 10 mètres wala 12 mètres même wut ca kaala wut ca mbaxana wut ca même marakis yi mu wut ca xoolal takk montre 250 000 ak la parfum 1 million mais du taxawee ñu ne mais kii daal dafa soof nga gis koo xamante ni perkaalam la ñëw perkaal muy fóot normal sol ko ak ay marakisam ñëw taxaw fu mu taxaw ñu ne ko sëñ bi laal nañ kon du tissu bi nit ki la qu'est-ce que je veux dire par là si yow boobu nga am xoolal Sénégal yëpp di ay puits pétrole mais ñun duñu doonul li ñu war a doon matuñu li ñu war a mat jikko yi ñu war a am amuñu ko maa ngi leen di waatal ci yàlla ne au contraire day nekk sax musiba ci ñun donc liggéey bi ak formation bi mooy jiitu il faut préparer les hommes avant les choses moo tax ñu ne al masajid al madaris qabla al masajid les écoles avant les mosquées parce que du ñu préparé wul écoles yi defar ci ñi war a julli ji imaam ya ay nulaar la ñu doon noddukat ba xayaalal falaati lay wax yaa ngi dégg imaam ba du xam qabla salaam du xam baada salaam jàkka ja xuloo xeex ak xëccoo ak sàcc xaalis la ñuy nekkee pourquoi parce que ñoom xamuñu luy jàkk dañuy sëgatu si pétrole bi tamit ak manganèse beeg fer beeg gaz beeg ak yi fi feeñ yëpp suñu parewul préparé wul suñu génération mais duñ ko jëriñoo xaju seen foofu nga duggee sax nga wax reconstruction de l'humain am doole voilà ci ni ñuy tabaxee dëkk donc foofu sax dañuy dugg ci biir réseaux sociaux yi léegi réseaux sociaux yi dafa participer ci gën a yàq valeur yi et puis nit ñi ni ñu ko war a utiliser c'est pas bon escient dañ koy utiliser léegi li nga xam ni daal dafay yàq ba nga xam ni day yàq ba ci biir néeg yi yàq ba ci biir kër yi loolu bëgg naa nga def ma ci benn approche aussi bu islamique quoi. xam nga l'islam foofu la nit ñi ñu bëri di juumee gis nga damay wax gars yi toujours ne leen gis nga jullit bi fekk jàppoo ni yow Boubacar Ndiéguène
yow la yonent yàlla Muhammad yàlla daf koy yónnee muy sab yonent yow fekk jàppoo loolu billaahi doo jariñ ci àdduna yonent bi sa yonent la yow personnellement mais alxuraan sa lettre la bu jógee ci yàlla yonent bi indil la ko il faut nga sentir cette parenté cette proximité cette connexion cette relation bi nga am ak yu sacré yi may wax nii gis nga loolu du amul musiba day am l'islam religion bu gëm individu la dafa gëm l'homme mooy centre lépp ci l'islam moo tax sooy jàng jawharatul kamal da ngay dégg mu ne allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqiqati al haitati bi markazil fuhumi wal maani c'est-à-dire que l'homme il est au centre de l'existence xam nga léeg-léeg maa ngi koy wax léeg-léeg ci sama bind yi ma ne nit ñi dañuy bëgg a jël léeg-léeg teg l'homme au sommet de la pyramide man leen déedéet moom ci digg bi la war a nekk warul nekk ci suuf warul nekk ca kaw waaye ci digg bi la war a nekk pourquoi parce que moom dafa war a nekk un contrôleur un superviseur moom benn tour de contrôle la war a doon kon dafa war a tiim affaire bi xam ko nekk au centre tout tourne autour de lui mu mën a contrôler lépp mais am na foo xamante ne doo fa tollee doo mën a gérer lépp qu'est-ce que je veux dire c'est-à-dire que fekk ñun waajaluñ suñu bopp di defar suñuy doom di defar individuellement nit ki ba nit ki am benn pas rus mooy muy am muy jomb mu dem ba su wéetee ak su wéttilikoo di benn ci moom su toogee ku mu takk ak ku mu takkul di benn ci moom su nekkee bitim réew ak su nekkee Sénégal ci kër sëriñam bu dee nit ki àggagul foofu ñaari xaal yi di benn defaroogul ci dégg ngeen fi may waxee le problème lan la mais ñii saaga ci réseaux sociaux yi mais kenn jugewul Nouvelle-Calédonie Sénégal lañ jógee mais c'est des Sénégalais souvent même on les connaît ils viennent de nos quartiers ils viennent de nos communes de nos villes ils viennent de notre pays donc li ma bëgg a wax foofu mooy am na loo xamante ni suñ ko bëggee il faut qu'on revoie les fondamentaux les bases de notre existence mooy lan yar teggin surtout ñu def ci sa xol yàlla ba nga xamante ni li Serigne Mounir di wax ku dem bitim réew dëng soo tegoon Sénégal tamit dëng ndax dëng rek la jubadi rek la mais am na loo xamante ni yaa ko war a bàyyi yaa ko war a bañ yaa ko war a sédd yaa ko war a xalaat yaa war a am nooy doxale te loolu c'est très important donc réseaux sociaux yi la ma ci daan wax rek laay waxaat de man de dafa am sama benn xarit ñoo bokkoon nekk lycée fii ñu koy wax Abdourahmane Dione dafa faatu ma dugg ci page Facebook am fekk ma fa lu dul ay photo yi l'islam photo yi diine ay jàngalay rasulullah samay vidéo yi may waxtaanee diine moo ca nekk ay photo yi Makka ak Madina te fi ne faatu na mënatul désactiver kontam waaye alhamdulilah kontam ku fa dugg lu baax rek nga fay fekk tey ji su fa fekkoon wàccoon ay photo yu jigéen ak photo yu doyadi ak musique ak ñàkk fayda kan moo koy dindeeti kenn mënut koo dindi ba yomal xiyaamati ndax ay mbokkam sax yëguñu sax peut-être ne am na page Facebook ba tey dañul kon looy bind na nga ko xam ndax mën ngaa dee wàcc ko fi looy bind na nga ko xam ndax xëy mën nañoo xëy mais ñu porter la plainte topp sa téléphone wala sa page Facebook benn la nit suñ réew yi am na loo xamante ni doo ko bindee balay ngoon gars yi dañ ñëw jël si la dañ lay jël si kon nag il faut faire attention y a un jeune Amady Nafal benn message la bindoon waaw toujours dama ko doon waxtaane Ousseynou benn phrase la bind ñu tëj ko combien d'années te il était brillant yi nekkoon espoir wu yaayam faut faire attention tey jii sëñ Ousseynou ñaata jigéen la seen àdduna yàqu pourquoi parce que benn vidéo lañ def filmer seen bopp
di doktoflu ba mu rëcc dugg ci loxob saay-saay wala téléphone ba wadd dugg ci loxob saay-saay ñu publier ko seen àdduna yàqu wallahi dal nañu fii barki dem benn nit koo xamante ni mais dafa def erreur loolu kenn du ko def say cër nga koy vidéo ba noppi xam jànguñu c'est ça le problème moom dafa gis nit ñi def statut rek mu jël photom yooyu bës statut laataa muy comprendre loolu monde bi yëpp jot nañu ay awraam ak ay cëram yëpp te nit ku baax la il faut faire attention sa soxna da ngay tëdd ak moom tëdd nii ci lal ba loolu yëpp ngeen waxtaan moo ngi ci moo ngi xool ay statut yow it yaa ngi ci di xool sa fil d'actualité les conversations sont rompues xoolal kër gi duñ toogee ku nekk yaa ngi ak sa téléphone ku nekk yaa ngi ak sa téléphone te bu njëkk dañ daan toog kaf ree waxtaan ci wax yooyu ak kaf yooyu ci la ñuy yaree nii corriger ñii dimbalee ñii orienté nii donc suñu sàgganee on risque de couper tous nos ponts et tous nos liens te loolu c'est très dangereux Facebook dinañ sànq te benn fi may tëjee mooy gis nga ñoom ñi moom Facebook ñoom amuñu Facebook duñu dugg Facebook xamoo loolu ñoom xaalis bi Facebook di génne par ay milliards par jour ñoom moom la ñuy lijjanti mais duñ dugg Facebook seen doom dugg Facebook seen mbokk mu ñu respecté dugg Facebook ñoo ngi leen yóbbu Harvard wala ñu yóbbu leen Sorbonne wala ñu yóbbu leen ca université bu Angleterre bi Oxford fa la ñuy yóbbu seeni doom ñuy dem di formé wu ji ngir mën ñoo continuer di ñu exploiter ak di ñu jëriñoo mais ñoom duñu dugg Facebook xam nañ li ci nekk ci danger ak benn phrase ni mu mënee yàq sa àdduna. waaw ci question danger bi boobu mooy dernière étape bu ñuy aborder nii loolu mooy laal Sénégal bi ak terrorisme bi ñu commencé dugg di menacer sécurité bi parfois sax damay xool fonctionnement bi mais boo xoolee fondamentaux yi Sénégal nekk na pays bu nga xam ni dafa mel ni yàlla daf ko aar te kenn xamul parce que asu yeneen pays li ñu am moom loolu rek la ñu am ñun ëpp ñu leen sécurité waaye tey yàlla mel na lu ñu aar comme si diine ji mi ngi dugg ci xale yi di dugg ci mag ñi est-ce que loolu mun ñu ko préserver ba nga xam ni tey jii li nekk ci sous-région bañ a dugg suñu dëkk. waaw c'est très important. Figurez-vous que bi ñu mujjee gëstu nii soo xoolee li ñuy wax le Sahel mooy zone boobu yëpp Mali ruq boobu noonu loolu la ñuy wax le Sahel am na 14 000 soldats yu fa nekk et près de 800 terroristes wala djihadistes la leen di wooye mais ba tey yëf yaa ngi gën a tàkk parce que Mali rek mais réewu tubaab yu bëri ëpp na leen ay 15 fois c'est un désert immense 800 personnes ñoo fay nekk di lëmbe mais attention benn ginax mën naa toj kër gi benn kaña mën naa daaneel immeuble parce que fa ñuy gasee ak la ñuy yàqee xamoo te loolu lu jara bañ a xeeb la bien que attention suñu autorités yi xam nañ li xaw ils ont des renseignements mais aussi ils travaillent avec les occidentaux te ñooñu ils détiennent toutes les informations avec leurs satellites leurs drones xam nañ li xew lii nga wax rek moo ci am solo mooy ñu bañ a naagu il faut pas qu'on dorme sur nos lauriers comme on dit il faut que gars yi gën a ubbi seeni bët te et puis il faut que mooy li ma waxoon sànq c'est-à-dire que domaine bu nekk il faut que ñu seet ña ko xam ñuy wax ak ñoom ma lu garaaw laa leen di wax de gis nga ñooñu soo jàngee les organisations terroristes waxuma djihadistes mais terrorisme en général surtout les am na ñu leen di wooyee sax les surtout ñi nga xamante ni pour ñoom rek am dëgg ñoom la ñuy wax les terroristes intellectuels il faut que ñu def attention il faut que gars yi gën a vigilant parce que toujours damay wax ne les frontières entre l'islamisme
le radicalisme et la violence sont très poreuses. gars yi toujours dañuy xool wax naa leen réew mu nekk ak réalité fu mel ni Sénégal dañ naan ah bu ñu fi tiirante loolu du dox am na discours yoo xamante ne sax bu ñu ko fi wax soo ko waxee murit yi dañ lay dëbb Baay Faal yi dañ lay gaañ tiijaan yi duñ la jéggal dañ lay rey dañuy xam nañ suñu réew léegi lu ñuy wax kon kon violence mën nañ ko bañ a utiliser léegi ñu ne tamit radicalisme bi nañ ko booleeg maslaa dañ ko booleeg maslaa suñu xewlee ñu dem seen màggal yi sax su gàmmu jotee ñu kii dinañ wut nag ay ñaari ñu seen yaay liggéeyul ñooy toog nag naan bidaa laak du dëgg ak ay caaxaan laak yooyu ñooñu mooy con yi mais kilifa yi ñoom dañuy dem di maslaa di mudaara di rafetal fekk ñoo ngay liggéey li ñuy liggéey ci suuf attention attention il passe par quoi par la formation par les écoles parce que nit tamit attention soo ko xësee gëmloo mbir ba mu àgg ci fenn ci xolam il est prêt à tout pour défendre loolu su laajee joxe bakkanam mën na ko joxe parce que loolu la gëm xam ngeen fi may waxee donc moom mii le politologue xam na li may junj gendarme yi ak militaires yi ak stratégie ak gëstukat yi xam nañ li may wax bu baax y a certains discours yu ñuy wax Sénégal mosu fee am y a certaines réflexions yu wax Sénégal mosu fee am te loolu moom laay wax ni mooy c'est le bouillon de culture fa la ñuy jëmbatee les germes du radicalisme qui mène directement à la violence donc ñoom seen liggéey bu leen jàpp ne Sénégal defaguñ fi dara moo tax waaye déedéet ñoo ngi job de lu nekk dañ koy def léeg-léeg sax réew mi mel ne Sénégal dañ naan bu fa kenn def dara bu fa kenn def benn action violente ñu ne waaw lu tax ñu ne foofu dañ ko war a def base arrière mooy base de lan d'influence base de réflexion parce que soo ne da ngay xeexal diine tu es obligé d'avoir des références religieuses te du ñuy xeex référence religieuse du am léegi il faut que ñu am ñoo xamante ni ñooy nitu diine yi ñooy nitu xam-xam yi ñooy borom téere yi ñooñu la ñuy dem ne leen waaw nangam bu ñu ko bëggee def ndax loolu dagan na wala daganul ndax loolu war nañ ko def wala waruñ ko def ñooñu li ci ëpp dañuy jël réew mel Sénégal ñooñu la ñuy bàyyi foofu su ko defee ñooñu ñooy nekk ci ruq yi di doxal li ñuy doxal su guddi jotee ku ñu war a waxal ñu wax ak yow li may wax nag c'est pas pour tout le monde mais militaires yu mag yi may suivre politologue yi may suivre internationaliste yi may suivre juriste yi may suivre géostratège yu may suivre xam nañ li may wax bu baax donc il faut que nos autorités soient encore plus vigilantes déglu bu baax li gars yi di wax ba noppi wut nag ay am na nu leen di wooyee ay analystes yoo xamante ne ils ont la capacité intellectuelle de projeter ces discours dans 10 ans dans 10 ans mooy discours bii ngay wax nii discours bii ñuy dégg ñuy wax dans 10 ans lan la mën a jur tubaab bi loolu la soo gisee ñuy xeex l'islam lan la seen analystes yi ñoo leen wax ne leen sawaay vitesse bii l'islam di dawee 2050 Europe yëpp dañuy nekk jullit ñu ne waaw lu tax loolu ñu ne diine l'islam dafa garaaw mooy tey jii du nit ko du tuubee moom beneen diine ku ci dugg yow rek yaa tuub mais l'islam ñoom seetlu nañ ni ku tuub da ngay tuub góorgóorlu am jabaru jullit bu dee keneen la bu dee tuubul woon nga fexe mu tuub ngeen am doom da ngay teg brique teg ci sa bakken pour mu doon jullit te léeg-léeg dañuy fexe convaincre seen yaay ak seen papa ñu nekk jullit gis nga lii ab vague la bu garaaw tubaab bi dañuy toog projeté daal ne ah waaw lii gaa yaa ngi tuub officiellement à la mosquée Sangam grande mosquée de Paris mosquée Sangam mais loolu mooy ñi tuub officiellement loolu duñ ko projeté dans 10 ans lan la war a doon d'accord léegi ñu ne waaw ndax amul ñuy tuub officieusement ah kay man mi tuubal naa ñu bëri te jox ma leen certificat de tuub certificat de conversion jox ma leen ko dañuy ñëw sama kër ma sang leen
jox leen turu l'islam ñu tuub bari na ndax ñooñu ci liste bi lañ bokk tubaab bi ne kon tamit am na beneen pourcentage boo xamante ni ñoo ngi tuub ci pet sëriñ bi day ñëw foofu rek ñu tuub benn nitu yàlla day ñëw ñu tuub ñu dem Maroc tuubi fa dem Sénégal tuubi fa tubaab bi ne lii nag bu demee ba 2050 mais ñun it Sénégal suñu état yi war nañoo wut ay analystes bu dee am na ñu gën leen a affûté gën leen a dolli ay paradigme ak ay xaatukaay pour ñuy mën a projeté wu dans le futur bañ rek di song naan diw terroriste la wala diw bandi la wala diw li mu wax déedéet même kii def discours am déglu ko nga wut ay analyse ñu wax ne la discours bi du yàggee ci réew mi lan la mën a jur ban impact lay am ci suñu jeunesse bi ban façon sénégalais la ñuy préparé c'est important moo tax ñoom ñooñu ñuy wax naan ay nouveau type de sénégalais bàyyi nañ ko sax mais attention loolu dafa garaaw le nouveau type de sénégalais mais attention c'est le Sénégal qui doit concevoir ce projet ah non lu tax ñuy jël projet bu toll noonu di ko bàyyi ak ñoo xamante ni ay organismes internationaux yuy promouvoir ay ngóor jigéen ak ay xawma lan ay liberté de nag ñooñu ñu leen di bàyyi le projet de nouveau type de sénégalais ñu koy porter loolu c'est très dangereux le projet de nouveau type de sénégalais man sax dama leen wax ne leen loolu amul fenn le projet du sénégalais le terme nouveau type sax c'est insultant nouveau type le sénégalais attention wallahi dégg nañ français de li ngeen di wax xam nañ ko de ñun le sénégalais lañu waxuñu le nouveau type de sénégalais type mais tubaab duy saaga sax danaan c'est un faux type nouveau mooy lan kon sénégalais yi fi nekkoon baaxuñu laa maxu tiit nga de baaxuñu ñan sénégalais ñoo fi nekkoon mooy ñi nekk ci biir suuf ñan ñoo nekk ci biir suuf sa xel dem na Tiwaawoon sa xel dem na Touba sa xel dem na Medina Baye sa xel dem na Léona sa xel dem na Thiénaba sa xel dem na Medina Gounass sa xel dem na Kër Maam Alaaji Thiès sa xel dem na Casamance sa xel dem na Louga mais ñooñu ñooy sénégalais waxuma nag loolu diine la de waxuma la ak yeneen sénégalais yi nga xamante ni mosuñoo jaay seen réew mosuñoo lekk alalu tubaab te wallahi duñu sax ay sëriñ mais c'est des patriotes qui aiment le Sénégal qui ont servi le Sénégal mosuñoo lekk dërëmu Sénégal au contraire ils ont servi leur peuple je crois que gars yi war nañu réfléchir bu baax te bañ a topp riir mi ak coow li xoolal ñooñu doon wax yooyu yëpp tey jii dem nañ ba ci biir ñu découvrir ne ndeke ci yeneen la ñuy dox fekk na samp nañ seeni doole am nañ aura am nañ li ñuy wax carnet d'adresse ba samp ba toog donc il faut plus de vigilance docteur li nga wax dafa am solo trop parce que damay wax tout le temps ni dëkk bi psychologie moo fi manque ak stratégie te ni confirmer loolu ci sa biir waxtaan xam naa ni fii la ñuy yem xam naa ni lu neex du doy et puis prochainement on va revenir incha allah ci yeneen contribution bu dee sax dañ ko war a pousser ci papier ñu pousser ko ci papier ñu jox la nga tëj. waaw macha allah xanaa santaat la rek parce que yow it léeg-léeg am na kilifa gu mag gun laaj ne ko sa réponse yi dafa doy waar mu ne ki ma ko laaj moo tax waaw ah. dëgg la waaw léeg-léeg dafay jouer lii sax dafa bokk ci yi ñu war a bàyyi xel non journaliste dañoo war a efficace am doole xam nga ni kii tey jii du newoon journaliste la ku mu toog mën na toog ak président wax ak moom c'est un docteur def thèse de doctorat soutenir ko mais kooku domaine bi nga wax da koy maîtriser mais tey jii bu dee yow la ngay wax sax maîtriser woo ko te léeg-léeg gars yi du ñu xamee ni amoo niveau mais dañ lay massacrer ci biir wax wala yow mii kilifa gi tamit bu dee am nga xam-xam ñu xam say faiblesse aussi dañ fay jaar gaañ la donc lii tamit daf ci bokk mooy ay borom xam-xam jël débat bi ñu ngi ko bàyyi ñëpp sëñ bi ay dem katu may ga kese lañu maa ngi ñoom yam ñoom lañ bàyyee ci rajo bi ci wàllu diine wàllu politique wàllu social wàllu lépp
mais c'est ça mooy li may wax ne Sénégal dañuy encourager la médiocrité hein. Or les autres ñoo ngi samp excellence hein, di génne ay ingénieurs docteur di génne ay chercheurs di génne ay universitaires ñun ay fecckat la ñuy génneel ay bërekat ay solkatu yëre yu seere ay nit ñoo xamante ni tekkuñu tous. Pourquoi? Parce que tekki mooy être utile. Être utile nag c'est pas tromper les gens. Parce que loolu ñuy wane noonu wallahi dara du ci dëgg alal jooju du dëgg oto yooyu du dëgg lépp c'est du mirage ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soo wéetee da ngay jooy rek. Parce que xam nga ni yow dafa benn bulle nga nekk rek ñu lay utiliser di la nax. kon nag loolu mooy affaire bi donc plus de réflexion. Plus de conscience, plus de responsabilité, surtout plus de vigilance. te tey génne ni lu ma waxoon man gis nga buy def communication base yëpp yaa ngi génn. yi génne métaphore décrire def narrer et puis damay wax ni tout le temps ni Mor Serigne Mor de kii bi mooy habitué bi mooy tax tout le temps may wax Mor dañuy yàgg. moom day fekk affaire yi. ñoo jàngoon ba 3e ba terminal. waaw c'est mon ami. teg affaire bi ci benn son. am na ton teg ko ci rythme mot parole lépp résumé ko ci laa ilaaha illallaah foofu lañ leen tàggu ñu bàyyi ko ñaar bi. waaw bon kay bokk ñaan rek. kontaan vraiment dooleeku. ndax yow it heure bu ñu la dégloo rek dañuy delluwaat ci téere yi. gëstuwaat jàngaat bu baax. yàlla yàlla boole jàppale. jërëjëf kan nga nuyu ñu mbokk yëpp. ziaral ñu leen. jërëjëf mbokk yi suivre tamit nga nuyu leen ñoom it. waaw ñu ngi leen di sant bu baax. waaw vraiment macha allah allah ñu kontaan bu baax si yow. waaw kay jërëjëf parce que moment yi moment de réflexion de humiliation la. te tout le temps bu la woowee doo daw te doo ko préparé loolu moom ci gën a jaax. aywa jaajëf waa kay salaamaaleykum mbokk yi jaa ngeen jëf yal na yàlla fay leen yiw yéen ñëpp barke alquran donc bu leen hésiter aussi bu leen amee ay questions wala ay contributions aussi macha allah nous sommes preneurs su ko defee après mu mën a sax diriger yeneen débat yi ñu war a def ndax bëgg nañu incha allah bala ñuy dem ñu mën a def waxtaan yu yaatu yoo xamante ni sax peut-être du man kese mais mbooloo mi yëpp ay toog. waaw ñu toog ñu def échange. waaw waxtaan parce que il est temps waaw il est temps moom gaa yi waxtaan bu baax walhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah